li ñu bëgg mooy démocratie sax fi. mbokk yi ànd ak ñun ci télévision Futur Média ñi ngi leen di nuyu ñi ngi am mbég ci dellu si ak yéen ci seen émission Faram Facce ak TFM Faram Facce nag àllarba la ñu koy amal bu waxtu bi jotee ci la ñuy dikk ak yéen ci Faram Facce actualité politique gu réew mi ci noonu nag tey ñu am ci mbégte recevoir ci ay soxna ku ci nekk itam di kàngam ci wàllu politique ki ci jiitu di honorable député Awa Niang nekk ñaareelu questeur ci assemblée nationale nekk itam kilifa ci parti APR ci diwaanu Pikine maa ngi lay nuyu honorable député. maa ngi lay fay Papa Ngagne di nuyu suma sœur Hélène Tine di nuyu Sénégal yëpp ak téléspectateur TFM yëpp di am mbégte nag ci invitation bi nga xam ne invité nga ñu ko. en tant que femme. merci beaucoup jërëjëf ñu ànd ci ak Hélène Tine moom mi ngi fare ci kujje politique gi amee benn mouvement boo xam ni éthique ak liggéey moo ko tax a jóg ñu ngi lay nuyu Hélène. jërëjëf Papa Ngagne maa ngi lay fay. di sant yàlla mën fi teew tey di nuyu waa Sénégal yëpp di nuyu sama sœur Awa di rafetlu seen plateau bi. ndaxte jigéen ñi gisatuñ leen. ci débat public bi. tout à fait kon yéen bu ngeen ñu woowee tey. dañ koy rafetlu. te xam naa ne dinañ def débat bu civilisé. incha allah te bëgg nañ tamit ngeen di def ay débat pluriel jigéen ñi di bokk langue ci plateau yi ak góor ñi am na solo parce que on a une société plurielle. des institutions plurielles man xam naa ne maag Awa moom dinañu fexe ba relever le défi. incha allah d'un débat de fond. voilà ci yow sax laay tàmbalee suma question Hélène. président de la République ci 31 décembre dafa annoncé woon une année sociale. année sociale nag boo ko déggee mooy année boo xam ni maanaam lu bëri dafay jàppandi ci askan wi. jafe-jafe yi dafay wàññeeku ci dund gi ak ci lépp. ndax yëg nga ko ci sa dundin. ak li ngay gis askan wi di ko jànkonteel. dama bëgg wax ne rek ñun tey objectivité la ñuy jiital. xam nga dañu nekk ku jigi lañ bokk. mais ñun sénégalais yi lañ fi toogal. lépp lu ñuy wax rek day nekk dans l'intérêt des sénégalais. am na solo. bu ñu xool jàngatee li sénégalais yi di dund tey. année sociale bi tey ñu ngi au mois d'août maanaam juróom benn weer dop romb na ci at bi. waaye sénégalais yi yëgaguñu ko. loolu il faut que ñu wax ko. bu ñu bëggee wax ay chiffres ne def nañ nangami milliards li ñu amal solo ñun mooy résultat wu milliards yooyu ci dundinu sénégalais yi. bourse sociale yi waxatuñu ko PUDC yi mën nañ ci wax parce que ci biir monde rural mais li ñu gis tey Pape ne serait-ce que ci ñàkk ndox bi. mën naa ne bu ñu woote woon année sociale. am na lu bëri loo xam ne lajj na ci année sociale bi. ndax nag soo fàttalikoo nguuru Abdou Diouf courant moo ko daaneel. ñàkk courant nguuru Ablaye Wade ñàkk courant bokk na ci lu bëri lu ko daaneel ndax ñun ñu ngi woon ci langue ji ñun depuis boobu. waaye ñàkk ndox nag moo gën a tar ñàkkum courant. ndax ku amul ndox sax di nga bëgg dem jaamu yàlla te doo ko mën. tout à fait di nga bëgg set doo ko mën. donc wax nañu ay milliards yu ñu dugal waaye suñ ci duggee ci biir. man xalaat naan dafa jot Sénégal tamit mën a am indépendance am ci wàllu woowu di bañ a yekkale ay secteurs yu stratégique comme ndox mi ba nga xam ne tey ñu jël ñu en otage. donc année sociale bu fekkee ne bëbëtoon nañ ko mën naa ne année maral lañ nekk fi mu ne ndax amuñu lu ñu naan amuñu lu ñu sangoo. bu ñu xoolee njàng mi su dee année sociale. am na lu gàkkal année sociale mi ci jàng bi. parce que dem nañ fi toog ba ay ñu war a fay bourse ay étudiants xeex jolli ca te xoolal li ma metti ci mbir moomu nee nañ 3000 étudiants ñoo jóg nar a song takk-der yi mais ñooñu ndékki lañ doon wut seen ndékki foog naa ne nee nañ 75 francs la. boo ko multiplier par 3000 matuloon sax 300 000 francs bu ñu leen bàyyi woon ñu lekk. duñ bakkan du ca faatu li ñuy yàq ci université ba duñ ko fa yàq. te ñu même jour ñu balancer fayum bourse yi ci même jour su dee année sociale doomu sénégalais yi nga xam ne doomu béykat ba gën a sonn au fin fond du Sénégal njàng moomu la yaakaar parce que man je suis une fille du peuple man njàng moo tax mu mën a toog fii tey donc ñu suñu bëggee
def du social. nañu fexe ba doomu béykat ba doomu sàmmkat ba doomu sénégalais lambda ba. mën a jot ci njàng mi ba fu ëllëgee. mu am taxawaay boo xam ne dina yóbbul këram. waa këram bañ a yaakaar kese ci bourse sociale. mën naa ci dugg ci paj mi. d'accord mën nañ ci dugg ci lu bëri. bien que mën nañu rafetlu. bourse sociale lu ci bëri jafe-jafe nga ci gis. mais jafe-jafe yi ci année sociale bi. ok wax dëgg yàlla buñ ko xoolee ba xool ko. mooy. mu ngoog daal mooy loolu. honorable député Hélène Tine wax na ko dem na sax ba ni ci année maral la ñu nekk xëy na du ñàkk ku ci yokk année bekkoor parce que am na ñoo xam ni seen ku gis jafe-jafe yi nga xam ni waa àll bi ñu ngi koy dund am na ci ñoo xam ni repas bi nga xam ni moom la ñu jox seen i jur am nañ ci ay gàllankoor nañu koy yokkee dund bi jafe na foofu lan nga ñu mën a wax. ci kaw gi ci taax yi ci année sociale bi nga xam ni président de la république yëkkati woon na ko. maa ngi lay gërëm bu baax Papa Ngagne di wax ne année sociale boobu dañ ko le président de la république daf ko décrété en 2018 comme étant année sociale. waaye lu ko jiitu nag dafa am loo xamante ne état du Sénégal ñu ngi ci woon ci wàllum social avant 2018 ndax tey ki nga xamante ne mooy sama sœur Hélène Tine yàlla daf ñu boole woon ñu nekk assemblée nationale ci 12e législature bi te defe naa ne rôle député vote budget def cee bokk te yaakaar naa ne depuis 2012 ñu nekk à l'assemblée nationale budget dañuy voté ñu di ko partagé ñun ñaar social bi am na ci solo ci wàllum faj bi am na ci solo ndax bëri na loo xamante ne dañ ko doon fay mais état bi jël ko en charge def ko gratuité kon loolu defe naa ne jiitu na 2018 ci assemblée nationale boobu ñu bokk xam ne ne budget yi fa daan ñëw am na lu ñu ci daan prévoir parce que li nga xamante ne mooy programme du président de la république et son gouvernement bourse familiale yi defe naa ne lu am solo la ndax lu ma 30 milliards ñu di ko génne ci budget boo xam ne Sénégal ñoo ko moom di ko jox ay néew di doole ñoo xamante ne soxla nañ ko soxla ko seen njaboot soxla ko defe naa ne année sociale boobu war na koo d'accord ak ñun ndax partagé daf ko jiitu ci 2018 bi waaw ci année 2018 bi année sociale bi wax na ba tudd ndox mi xam nga Papa Ngagne tey opposition dëgg la baax na ci réew ndax loolu day dooleel démocratie mais tamit bu fekkente ne am nañu opposition boo xam ne reconnaître nañu li pouvoir di def defe naa ne day dooleel démocratie Sénégal coupure ndox wax na ko Papa Ngagne dafa am ñu jiitu woon avant 2012 te ñoom ñi jiitu xamoon nañu ne bu doon gouvernement boo xamante ne am na pas-pas gouvernement boo xam ne day prévoir kon amaana tey lii nga xam ne sénégalais yi ñu ngi koy dund ci wàllum ndox duñ ko dund ndax bu ñuy jàpp ci ay xayma 96 ba 2012 bu ñu ne peuple Sénégal li nga xam ne moom la ñu def ci wàllum ndox soo ko xaymaa ci ay milliards 260 milliards la kon tey ñooñu bu ñu xalaatoon ne population Sénégal bi tous les 25 ans day doubler danañ prévoir ay infrastructures structurelles yoo xamante ne tey ki nekk président de la République en 2012 bu ñëwee day mottali liggéey boobu waaye bu ñu ñëwee lii may wax nii dañoo nekk assemblée nationale gis na li nga xamante ne ministre de l'hydraulique def na ko ci ay forage ci Sénégal gépp gis na depuis 2013 bi problème mu Kër Massar bi amee Kër Momar Sarr bi amee engagement yi état jël taxawaay bi état jël ba panne boobu nga xamante ne pénurie d'eau bi amoon na au Sénégal ñu taxaw ci. waaw wax ji mooy ndox kon tey li ëpp am solo c'est important. li am solo moom na reconnaître que ne état Sénégal su ñu demee ba 2012 ba ak 2018 ñu def 500 milliards yu leer nañ ndax député la woon à l'Assemblée nationale mu am droit de regard ci budget ministre yi kon tey war na xam ne am na ay efforts yu am solo yoo xamante ne gouvernement wu Sénégal bi président de la République Macky Sall jiite am na ay jéego yu am solo yu ñu def ci wàllum ndox waaye nag loolu dañ ci sant gouvernement bi di massawu nag famille yi nga xamante ne dañoo dund loolu ndax président de la République wax na ko loolu ñëpp a ko dund te loo xamante ne tey diggante solo ak simeeku yaramu neen xaj na ci gis ngeen ba démb rek ñu ngi premier ministre mu ngi nekkoon ca Bayax di inauguré foofu benn forage foofu moom fa mu dëkk côté Tasset am na ay forage yoo xamante ne ñu ngi ko fa war a def loolu lépp pour fexe ba nga xamante ne lii déficit en eau ci la région de Dakar ñu mën ko combler. Kër Momar Sarr 3 Thiès la moom foofu la dëkk
kon li ma mën dégg mooy nañu nangul nguur gi effort yi nga xam ne ñu ngi koy def ci li nga xam ne mooy problème askan bi wax na éducation yàlla defu ko tey sax mu nekk ànd ak ñun ci législative 13e bi ku jàmbaare la waaye xam ngeen ne président de la république jël na ay mesures ci éducation ndax moom njàng mi soxal na ko yoo xam nañu ne bourse xale yi yokk nañ ko tiko restaurant yi yokk nañ ko wàññi nañ ko tiko restaurant yi wàññi nañ ko lañ doon fayatuñ ko kon lu mel noonu defe naa ne nguur gu gëm éducation nguur gu am sens de responsabilité mais yàlla nañu yàlla musal ci li tax mu wàññi ko yàlla nañu yàlla musal ci li tax mu wàññi ko aussi li tax mu wàññi ko circonstance ba tax mu wàññi ko mais xam nga ko ñëpp avant loolu yëpp xam nañ ne circonstance mais avant loolu am na ay jéego yoo xamante ne ñoom def nañu ko ci wàllum éducation ci wàllum enseignement supérieur ci wàllum réforme ci bourse yu mu tudd en 2012 bourse yi ñu ko daan bénéficier woo amaana nekkuñu woon ay étudiants ñu am ay ministres yoo xam ne. loolu nga wax noonu lan moo la ko firndeel. mais ñun dañu nekk ay député. nekk ay député. dañoo nekk ay député di am li ñuy mën a laaj ci ay ministères dañuy dugg ci ministère yi di laaj di def la comparaison ñu leen di wax lan. di bourse yi nga xamante ne tey ay étudiants lu leer que ne ay étudiants yi ko war a am ñoo koy bénéficier woo. d'accord bi ñu fi ñëwee. mais loolu xam nga jalgati la loolu. waaw moo tax nag kon ñun bokkuñu ci ñay jalgati. waaw mais la ñuy bokk mooy gouvernement boo xam ne. bourse yi ñi jalgati da ngeen leen war a teg ci yoon. ña ko ñi jalgati da ngeen leen war a teg ci yoon. waaw mais loolu mën na nekk. parce que ku jalgati fii moom en tout cas fii Sénégal bi ñu nekk. ku jalgati dañ koy teg ci yoon. mais li ñu fi fekk. mooy réforme boo xamante ne tey. ñëpp xam nañu ne université. problème fa daan am amatu ko. kon nag li amoon defe naa ne président jël na ci ay mesures. gouvernement bi jël na ci ay mesures. dégg nga ko moom interpellé na la yaakaar naa transition sax du ci am. bëgg na nga bañ a nihiliste nga bañ a nekk koo xam ni da ngay naan rek dara amu ci dara baaxu fi. ndax dégg loolu. dégg naa ko mais dama ko bëgg a tontu si ñaari fan. ci ndox mi xam nga dafa ne population bi day doubler tous les donc il fallait prévoir. ma koy fàttali ko ne suñu sanctionné gouvernement ba lay passé loolu lépp a taxoon ba ñu toog fi ñun ñi ci ñi leen sanctionné doon dox pour ñu sanctionné ca lañ bokk. loolu dëgg la ma koy xamal ni que aussi gouvernement boobu Macky Sall fin 2001 moo nekkoon ministre de l'hydraulique 2001 2002 ba 2003 Macky Sall occupé na ministère de l'hydraulique donc bu fa ay manquement amee loxoom génnu ca loolu il faut mu xam ko. ñaareel mooy ba mu dikkee ba léegi ndox maa ngi sooxe nee nga def nañ fa 500 milliards contre 260 milliards yoo xam ne ba Sénégal soqee ko ba léegi mais tey la waalo gën a ay li ma ci gën a jaaxal mooy man dama gisoon Sénégal ministre bu lajjee ministre bu yoree sab secteur ba lajj ndax depuis bi Macky toogee ba léegi am nañu en 2013 benn crise bu mag ci ndox mi Kër Momar Sarr man mii dem naa ba téem ba gis la fa xewoon ñu ñëw te la fa xewoon it dañu waroon jàngat la xewoon moom ba mu nekkee ca ministère ba ndax ba ñuy defar Kër Momar Sarr 2 boobu moom ca ñi yore woon mbir mi la bokkoon loolu amul fukki at garantie ba jeexul sax tuyau ba éclaté am na problème loolu war nañ ko jàngat bi mujj ci mais ki fi nekk ministre mais waa Parcelles la ay ba wax ne nañ tekke ndoom mu tàngam parce que quand même munoo yor ab département nit ñi nekk ci situation bi fukki at ak ñaar. mais est-ce que tekki ndoom mu tànk solution la. non attends c'est-à-dire est-ce que tekki ndoom mu tànk aussi solution la xoolal Pape Ngagne sanction positive day am ministre su liggéeyee bu baax sanctionné nañ fi ay ministre ndax dañoo lajj ca seen gox élection ñu dàq leen ci gouvernement loolu dëgg la waa lii xew ci ndox mi ëpp lajj élection ci ministre nañ waxante dëgg kon nag dama ne affaire ndox mi man waxuma ay waxu koppar xam nga lan laa man gëm man koppar moyen la résultat laa wax 500 milliards yi ngeen def ci ndox mi résultat bi la ñuy xaar xam nga Abdou Diouf fii dañ ko doon wax monsieur Forage madame Moulin ak madame Moulin moo fi xewoon ñu di ko ci ngañ waaye tey jii ana forage Abdou Diouf defoon tey su ngeen demee sax li ci gën a garaaw mooy ndox moomu tey monde rural ba nga koy jëndee njëg loo xam ne mënoo ko imaginer. loo leen jox tey ñu ngi wax Macky forage. waaw d'accord xoolal forage yooyu na nekk réalité. ndox mi baawaan ba pare ndox mi nag accessible pour les populations financièrement. parce que loolu dafa am solo parce que ñu ngi wax mais waa kaw gi li ñuy jëndee ndox ak li ñuy fay ci courant. mais moo raw fuuf li nga xam ne moom la waa tax yi di ko jëndee. loo leen jox bourse familiale même ndoxu forage bi dañ leen koy jaay. ndoxu forage bi ci am dañ leen koy jaay. la ca des ci affaire éducation bi. man je suis pas nihiliste nee nañ def nañ ay nombre de lits yu bëri ci biir université yi ñu ngi waaj a tabax ñaari université bien que
seen accouchement bi sa peine université donc Amadou Mahtar Mbow dañu waxoon xaw ma dina ubbi depuis xaw ma kañ Sine Saloum université du Sine Saloum donc Cheikh Ibrahima Niass waxoon nañ dana ubbi bu yàgg loolu ba léegi gisaguñu leen mais nañ waxante dëgg privé yi nga xam ne ñoom la ñu mujjee jël di leen yekkale suñu doom yi pour ñu mën a jàng d'accord tey barki démb rek ñu ngi toog ne yoreel nañ leen 15 milliards ci xaalis boo xam ne fayu ñu leen ñu nar a rey école privée yi parce que xaalis bi ñu leen yoreel fayuñu leen ko loolu aussi njàng mi loo yokk bourse yokk ticket restaurant da nga yokk ci contexte boo xam ne nit moo faatu bakkana rot nga ñëw tey bëgg jël école privée yi daal di leen nasaxal loolu awa nañ ci jóg ñu ñu régler loolu. parce que su dul loolu aussi mënu tare. loolu li ma koy tontu. RFR bi nga xamante ne moom la ñu voté loi de finances rectificative mesures yi nga xam ne tey gouvernement bi jël ko à travers le président de la République. lépp dafa delluwaat ci secteur éducation enseignement supérieur ak santé. université privée yooyu ñuy wax noonu. te ñu amee leen xaalis. te fayuñu leen ko démb rek lañ doon mu ngi ci s'il vous plaît RFR boobu xam nga dañuy waxtaan rek. si dañuy di waxtaan parce que li ñuy wax askan bi war na waaw am solo. waaw xam nga problème am te amoo solution. kooku defe naa du état bu responsable. mais li mu fi wax lépp dafa fekk ne ñoom ñi ngi ci liggéey bi ndax tey moom bu fekkente ne dafa nekk député nekkal askan bi de 2012. ba 2017 à l'Assemblée nationale. ñuy estimer ay 700 forages yoo xamante ne mi ngi ci biir Sénégal mu nekk fi nekk ak ñun ca Assemblée nationale te loolu mu gis chiffre yooyu. tey bu ñu ñëwee ci plateau télévisé su ko niee man damay xam ne opposition la nekk elle a droit d'opposer. mais li am mooy amélioration dafa am ci wàllum ndox moomu machine dafay paan. nit dafay feebar mais machine boobu paan bi mu paanee li ma ci ëppal solo mooy engagement bi ak gaaw gi nga xamante ne président ak gouvernement ak le premier ministre ak le ministre de l'hydraulique taxaw nañu ci ñaari weer ci biir pièce boo xamante ne Sénégal. d'accord voilà pièce boo xam ne monde bi benn pays moo ko am muy Chine ñu mën ko indi ñu joxe woon date le 20. tey ndox mi defe naa ne. manqué na kenn weddiwu ko. yow yaay fàttali date le 20 bi actuellement. waaw mais c'est ça parce que dañu waxoon engagement yi le 20 le 20. xam nga loolu. gis nañu ne ndox mi mi ngi circuler. léegi am solo Pam Ngagne may ma tuuti ma eggalee. xam nga moom dama bëgg mu comprendre que ne. su ministre bi du ministre bu ñuy sanctionné moom xam na ko. le ministre de l'hydraulique fait partie des meilleurs ministres du président de la République et de son gouvernement. kon am na ministre yu ñu dul sanctionné. mais ministre bu ñuy sanctionné kon député yi xanaa liggéeyuñu wala kon moom liggéeyul woon pour loolu. xam nga tey ministre bi lu tax ñu mën ko encouragé. dafa am ay ministres yoo xam kenn du leen sanctionné. ministre bu jaggati yoon dañ koy sanctionné. ministre bu taxawul population dañ koy sanctionné. ministre bu perte élection. ministre bu non loolu c'est domaine élection domaine politique la mais dama ne institution bi nga xam ne ministre moo ko yor te askan bi yaakaar ci moom. ministre de l'hydraulique dafa nekk ministre boo xam ne dañu ko war a féliciter. Ah bon? parce que tey bu ñu demee dama ne bu ñu amee ay projet de Kër Momar Sarr 3 lan la à Thiès pour renforcer la quantité d'eau dans la région de Thiès et de Dakar. loolu moo tax chantier boobu xam na ko dem na ba ñu koy def pose première pierre bu ñu ñëwee bay jël projet de dessalement des eaux de la mer di war koo def au Mamel. kon loolu lan la pour prévenir pour mën a am quantité d'eau suffisante kon loolu bu ñu koy def tey nañu reconnaître que ne du projet à long terme ay projet à court terme la gis nga problème mu ndox mii comme nu ñu defoon en 2012. d'accord ca courant ba na mu méttee woon ba ñu am ci ay solution tey ba kenn waxatul waxu courant coupé tul parce que la politique de mix énergétique bi nga xam ne gouvernement mi ngi koy def kon ku ñu wax loolu ci courant nga fàtte problème yooyu démb tey buñ ne la problème mu ndox ci région de Dakar warul nekk débat. D'accord. c'est que opposition bi nag li ñuy wax que ne problème bu ndaw la ñuy jël
def ko débat à tout moment. mais mesures yi nga xam ne état jël na ko. gouvernement jël ko premier ministre jël ko Macky Sall jël ko balaa 2020. defe naa ne quantité bi nga xam ne moom lañ soxla. pour Dakar. dafay de. su ko defee comme ni ñu tourné la page ci électricité noonu la ñuy tourné la page ci wàllum ndox mi. Hélène ñu dem ci beneen point parce que mënuñu woon bañ a taxaw ci ndox mi kenn du wax année sociale ku ne xam na ndox ni mu capitale ni mu vitale ni mu amee solo kon yaakaar naa ne taxaw ci ndox mi rek day tax ñu jàngat année bi nga xam ni mooy année sociale ponk yi ngi ci yëkkati itam bari na li ñuy def mooy dañuy jàll ci leneen parce que mën nañ ci des sax ci année sociale bi parce que xëy na bu fekkonte ni péage bi ak jafe-jafe yi ci am parce que bu ñu fàtte itam li xew ci affaire bourse yi moo xew ci péage bi bakkan dafa rot ci tali bi ñu jëloon ay décision président de la république ne dinañu xoolaat contrat yi ak Eiffage dinañu xoolaat li nga xam ni mooy tarification yi ba ci démb presque lañ doon xaar ñu mën a wàññi li nga xam ni mooy tarifu péage yi te ba tey kenn déggu ci dara ndax yaa ngi ko doon xaar ak lan nga yaakaar ni moo indi gàllankoor bi ba jafe-jafe yi ñuy am ci péage bi di continuer te amuñ ci saafara pour yow. waaw maa ngi wax Awa rek ne dama bëgg mu nekk député askan wi. moom parce que wax ji ni mu waxee sànq dafa mel ni député ministre la moom daa ministre la fi nekk di défendre ndax su toogee wax ji mu wax fii dafa rëy. ma sœur Awa. nekkal député askan wi. moom laa yàgg a nekk waaw waaye toog nag di défendre ay ministre di xaw loolu moom doy na waar léegi péage bi Pape. ñun ñii man dama koy dund li nga wax dama koy vivre léegi Thiès laa jóge nii. dinaa ko def plusieurs fois. man Pikine laa jógee. te dama koy def plusieurs fois aussi. kon ñun. ci lañ dëkk di fay péage. mu nekk lu am solo. te damay fàttali rek ne li ñu defaree autoroute suñu alal la ñun askan bi suñuy impôt la ñu jël suñu alal. defar ci ouvrage ñëwati di ñuy ratt suñuy poste tous les jours. pour ñu fay loo xam ne jéggi na dayoo maa ngi sargal collectif bi nga xam ne suñu rakk di suñu xarit Cheikh Oumar Sy ak ñi mu àndal ñépp jóg nañu yëkkati ko di leen wax ne am nañ fierté bu mag que ñuy adressé problème yi nga xam ne ñoom la askan wi di dund parce que autoroute bi Pape warut a nekk loo xam ne sénégalais lambda bi daf koy séen mu nekk inaccessible au peuple sénégalais ndax alal ji ñu war a joxe pour yéeg ca mënuñu ko am xel mënut a nangu tamit nit joxe moins de 30% ci financement wu benn infrastructure du moins ba pare tey ñu jox ko pour plus de 25 ans muy jël xaalis bu ni dey ci askan wi ñu koy seetaan xel mënut a nangu lii dañu ko waroon a càmbar ndax nee nañ kilomètre autoroute li mu jar ci ouvrage bi. jéggi na dayo gën na yomb foofu yeneen réew. mais xoolal yeneen réew fu ñuy waxee 7 milliards kilomètres bi ñoom ñu nga ca 2 milliards. mais loolu Sénégal ñu toog fii ñun dëkk bu mel ni Sénégal ñu toog di nangu loolu ñu di ñu ko teg kon nag dañu bëgg président wax na conseil des ministres c'est sacré. conseil des ministres la taxaw mu wax na leen gouvernement bi nañu taxaw contrat boobu dafa waroon nekk un contrat public. député yi tey li leen war au lieu ñu toog fii di défendre ay ministres dañu waroon a jóg def commission d'enquête parlementaire. pour ñu yëkkati mbirum autoroute boobu ñu seet ko xool contrat bi député boo fi laaj tey lu nekk ca contrat boobu xamu ko. dafa jot man de xaw ma ko nekk naa fa junj naa ko une fois. mais contrat bi kenn xamul lu ca nekk kenn gisu ko donc moi je dis que aujourd'hui dafa jot assemblée bi jóg askan wi foofu la koy xaar. d'accord ñun ñii de nekkoon nañ fa. wax nañ ci la ñu mën. mais assemblée pour nga am commission d'enquête parlementaire mais dafa laaj nga am une majorité bu koy taxaw bëgg ko def. tout à fait moom mii elle est de la majorité. le problème de l'autoroute dafa soxal sénégalais yi. voilà merci arnaque bi ci nekk. bëgg nañ assemblée bi dem càmbar ko. bëgg nañu tey tarif yi ñu wàññi ko parce que suñu alal lañ ci def ba pare di jëlaat suñu alal. pour ñu fay tarif yi dañ doon xaar mu wàññeeku. te ba tey amuñu ci résultat. président waxoon nañu xoolaat contrat yi ba tey déggaatuñ ci dara lan problème autorité la ci moom wala problème mu lan la.
wante Pam Ngagne ko xam président de la République. xam ne bépp engagement bu mu jël dina ko respecté ndax autoroute bi. defe naa ne nekkoon na question boo xam ne dañ ci daan waxtaan à l'Assemblée nationale. parce que prix yi nga xamante ne moom la ñuy facturer par rapport ak nombre de kilomètres yi oto yi daw kuy nekk député ku nekk defe naa ne loolu sa liggéey la woon à l'Assemblée nationale ba léegi nii. mais président moo jël décision pour xoolaat dossier autoroute yi. loolu comme nam jaarale woon ak contrat yu jiitu autoroute bi ndax bu ma jëlee exemple AIBD kon defe naa ne loolu président moo jël initiative que ne dañuy wàññi loolu mi ngi ci xañ na am na loo xamante ne dañu joxe woon aussi une date bu précise dañ ko waxoon dañu waxoon date dañuy wàññi tarif yi boobaak léegi aussi mi ngi am presque 48 heures kenn waxatul lu ci jëm te noonu la nar a continuer mais xam nga am na loo xamante ne peut-être c'est pas automatique pour nga def ko. ah d'accord. voilà mais comme déjà il a pris l'engagement que ne. dina ko def ñun jàpp nañu ne président lépp lu mu wax. dinañ ko def te askan wi bëgg ko. dina ci taxaw te ay ñu jiite loolu dinañ ko def. d'accord donc problème mu autoroute bi problème la pour askan bi yépp. déjà le président a pris l'engagement. donc on est sûr et certain que. d'ici peu de temps tarif bi dana ko wàññeeku. parce que loolu askan bi moo ko laaj askan bee ko bëgg te président ak gouvernement yàgg nañu taxaw ci li nga xamante ne mooy jafe-jafe askan bi. effectivement voilà. Hélène. Cheikh Bamba Dièye dafa am kàddu yu mu yëkkati. dafa tudd ñaari magistrat ne dañu corrompu. maanaam dañ leen di ger bi mu waxee loolu am na ci ay coow yu ci am dégg nañu ministre de la justice Ismaïla Madior Fall wax ci dégg nañu itam ki nga xam ni mooy Souleymane Teliko jiite magistrat yi ŋàññi loolu kaddu yi moom Cheikh Bamba Dièye ci liñ mujj a dégg daf ko dëggal nee na virgule du ko ci dindi ci loolu mu wax loolu nga xam ni wax na ko nan nga ko gisee. Pape dama bëgg insister rek di wax président de la République ni ko engagement bi mu jël ci autoroute bii na ko def merci beaucoup allez-y. s'il vous plaît ci sama question loolu ñu koy ñaan. waaw parce que ñii 9 milliards la ñuy def par an ci autoroute bi juróom benn at yàlla bu ñu ko defee fay nañ seen xaalis. na ko def te ñu càmbar autoroute bi delloo ko waa Sénégal. autoroute bi bañ na ko ba directeur Eiffage. nu mu tudd waa ji. Sénac turam la jël tuddee ko société bi. bañ nañ ko ba on a été dépouillé de tout même du nom. loolu nag dafa jéggi dayo ñu ngi mel ñu dellu ca jamonoy colonisation ba loolu dama ko c'est un cri du cœur li ci des mooy affaire justice bi man je dois dire que j'ai pas écouté tey laa dégg revue de presse bi ñu ciy wax ju Cheikh Bamba Dièye wax jëmale ko ci magistrature bi wax ji nag aw ma jotu dem déglu ko ba xam wax ji ni mu tëddee damay dégg ñu ni ministre de la justice tontu na ko mais xam nga Pape dafa jot ñu waxante dëgg ci mbiru justice bi bu ñu waxee Cheikh Bamba Dièye nañu fàttaliku ne ba arrêt CEDEAO ba génnee Mansour Faye encore lui qui assoiffe les Sénégalais moo taxaw ca Ndar ne ñooñu dañ leen corrompre waa cour de la CEDEAO ay te ñooñu ay magistrats lañ ay juges communautaires lañu. am na sax sénégalais bu ca nekk comme ay sénégalais nga fa ay ñeneen a nga fa. mu taxaw wax ko loolu dara fekk ko ci. fan la waa conseil supérieur de la magistrature na mu tuddati waa. fu ñu nekkoon ñi yuuxu tey fan la Ismaïla Madior Fall nekkoon. donc man loolu doy na waar. donc man dama ne nañu delloo si xel ji xam nga lu ñu bëgg lii yëpp dafa am loo xam ne dafa nekk ci xolu nit ñi ñu gis ko ndax justice mooy dernier rempart fii ci Sénégal. mooy li kenn warul laal. li kenn warul laal ñëpp bokk war ko sàmm. lu sacré bañ nañ ko ba Olof Njaay nee na fa mbaxane nekkee benn. voilà léegi bu ñu demee tey ba tiit ci loolu mais réaction yi nit ñi di am réaction yoo xam ne la daf leen dépassé. yu révolution ndax dañu tiit ci li nga xam ne moo taxaw seen kanam. kon ñu ngi ñaan ñëpp ñu jóg. ñu xool Barthélémy Dias nga ne tëj nañ ko ne ndax dafa attaqué woon ay magistrats. mais ci ginnaaw gi gis nañ ay ministres yu toog di yëkk ay magistrats yoo xam ne cour boo xam ne la respectable
te dërëm fekku leen ci. d'accord merci beaucoup. Awa muy ci affaire Cheikh Bamba Dièye bala ñuy ñëw ci li ko sabab parce que am na lu ko indi loolu mais dégg nga Hélène li mu wax joxe na exemple Mansour Faye ci li mu waxoon jëmale ko juge communautaire yi ak kaddu yi nga xam ni moom Cheikh Bamba Dièye yëkkati na ko noo ko gisee yow. moom en tant que sénégalaise dafa am lu ma koy poser rek. moom bu accepté wul ministre Mansour Faye du ma député nag buy défendre ministre man dama am sama liberté. moom bu accepté ministre Mansour Faye di wax ci cour boo xam ne du cour Sénégal CEDEAO la loo xam ne ay kàddu yu dul noonu mu accepté un député du peuple bokk ci institution bu ñu tudd Assemblée nationale su fekkee dafay prôner la séparation des pouvoirs c'est pas un député bu war a taxaw ak lu mu politique jàkkaarloog askan bi di ŋàññu justice bi parce que dañu am ñaari pouvoir kon Hélène bu accepté loolu ñaari juge daal la tudd. bu accepté loolu ñaari juge waa juge yooyu dëkkuñu assemblée. Lamotte Malick Lamotte la wax ak Demba Kandji. juge boobu dëkkuñu assemblée. juge boobu dañu am institution bu tudd judiciaire. moom bu accepté député du peuple mën a taxaw di wax loo xamante ne yelloowul ak la tax ñu jox ko immunité parlementaire bu ko accepté moom Hélène kon vraiment xàmmeetuma ko. pour wax la ne ñaawlu naa kàddu yooyu bu baax. parce que ñun amuñu lu dul Sénégal Pape Ngagne. suñu mënul gëm que ne justice Sénégal justice su ñépp la justice boo xamante ne amul papa amul yaay amul baay damay ragal ne Sénégal gi ñu mel na ñoom duñ ko jëmale mukk ci démocratie. duñ ko jëmale mukk ci yoon woo xamante ne ku tooñ doo am ku la làq. d'accord parce que. interpellé na ma il faut que ma wuyu ko ci. voilà parce que tey. waaw parce que tey. dëgg la dañuy politique Cheikh Bamba Dièye c'est un opposant mais nag li nga xam ne juge yi moo loolu la ñu def sénégalais yi gis ko mën cee wax seen wàllu bopp du Cheikh Bamba Dièye mooy porte loolu. en tant que politique c'est bon. il représente le parlement. d'accord Hélène interpellé na la. waaw xam nga li ma interpellé dama ko bëgg fàttali rek ne. benn magistrat moo démissionné de la magistrature. muy Ibrahima Dème maa ngi koy sargal di ko encouragé. doomu Thiès la te it sama càmmiñ la wax na ko Sénégal yëpp dégg ko moom it ñu ngi koy béggee. moo wax ci magistrature bi moo ca njëkk a wax bind ci loo xam ne waxuma la soo demee ubbil internet léegi Awa di nga gis li mu wax ci biir. waxul ñaari juge de. magistrature couché la wax loolu du man maa ko wax du Cheikh Bamba Dièye ko wax du dëgg. du Barthélémy Diaz a ko wax. kon le mal est profond. et c'est le Sénégal l'avenir du Sénégal qui est en jeu. La stabilité du pays qui est en jeu. C'est la séparation des pouvoirs moo nekk en jeu parce que dañu bëgg ñun une justice forte. Nous voulons un parlement fort. Et nous voulons un exécutif qui va répondre aux besoins des pauvres. C'est bon ci tontu nga ko ci interpellation bi mu la def léegi sama question mooy li nga xam ni moo sabab coow li nga xam ni am na ba Cheikh Bamba Dièye àddu ci muy àtte bu mel ni bu Khalifa Ababacar Sall. Le 30 août la ñuy dellusiwaat ci appel bu mu def pour juge bi joxe li nga xam ni mooy verdictam ñi ngi koy xaar lan ngay xaar ci boobu àtte Hélène Tine. man de Pape. foog naa li jeexal xolu Cheikh Bamba Dièye ba mu wax yi mu wax fi mu ne mu ngi ci xolu sénégalais yépp yi nga xam ne ils sont épris de justice et de paix mooy li ñu gis muy ñëw xam nañ ne dara dalu ci sama xel dalul xelu kenn parce que waxeet dafa egg ca tribunal ba waxeet dafa yegg bu fekkee man awma immunité parlementaire de li may wax nag dama ko ñame bu ma génnee ci mbedd mii bu leen neexee ñu yóbbu ma ndax looloo fi xew Sénégal léegi c'est une prison à ciel ouvert mais nañ waxante dëgg waxeet dañoo yeewu dégg procureur wax dara ci arrêt CEDEAO Sénégal yëpp ak àddina bi yëpp ne alhamdulilah am nañ ci biir justice bi ñoo xam ne tey ñu ngi gis li xew am nañ ci biir justice ñoo xam ne bëgg nañ ñu respecter suñu engagement yi ñu jël au niveau communautaire et international ñu yeewu waxeet daanu ca biir tribunal ba tey jii nee nañu daan ba ñu daanoon
moom lañ bëgg moom lay laajaat ñu teg ko man dama ne Sénégal raté nañu occasion boo xam ne dinañ doon arrêté lii ndax juróomi ati yàlla jàppal Khalifa bàyyil Khalifa jàppal Karim bàyyil Karim amuñu jotu liggéey amuñu jotu dinañ am pénurie yu ndox dinañ am problème ci ndox mi université yi dina am problème feneen dana am problème parce que fa ñu waroon liggéeyee ñu ngay toog naan jàppal ma dugal ñu dans un procès infernal boo xam ne sénégalais yi xamatuñ ci lan lañ ne may wax ne dafa jot ñu delloo ci xel yi CEDEAO mënul wax ne le procès est entaché que li ñu Ismaïla Madior Fall waxoon ni dinañ respecter les droits de Khalifa Sall que dinañ am un procès équitable moom la wax Sénégal yëpp dégg ko. tout à fait ñu yeewu tey moom moo ko wax. cour CEDEAO yeewu ne. ci biñ koy doog a def ministre rek. loolu la njëkk a tontu ci mbiru Khalifa. moom la tontu ci mbiru Khalifa. on aura un procès équitable. dinañ respecter ay droits am loolu garantir na ko. mais dem na tey cour boo xam ne moom mu nga ca kaw te kenn mënul contester ak aller à l'encontre de ses décisions. yeewu ne le procès n'était pas équitable. que ces droits n'ont pas été respectés. détention bu arbitraire détention arbitraire. mais lii dafa jéggi dayoo. kon nag man de damay bëgg di yaakaar mais sa xol yi jeex na. ndax xam nañ ne le 30 li ñuy jaaxal muy ñoom ñu génn ci lii nga xam ne dañu ndar képp Sénégal yépp ci procès boo xam ne ñëpp xam nañ ne wax dëgg yàlla. même seen allié bu bees bi nga xam ne mooy sama càmmiñ Modou Diagne Fada mi débarqué foofu démb. nee na barki démb nee na c'est un procès politique du ci dellu gannaaw maa ko dégg ci rajo bi mu di ko wax. ma koy sargal parce que dem fekk leen nit warul tax ba la nga xam ne moom nga gëmoon démb ak barki démb. doo ko wax. kon nag nañu indiwaat delloo si xel yi. d'accord xam ne merci Hélène lii rafetul ci. voilà merci Awa. procès bi li mu ci wax bëri na. li ci CEDEAO wax na ko. wax na ni Sénégal dañu raté histoire ndax mënoon nañu taxawaay boo xam ni dinañu gën a siggi ak waxeet bi nga xam ni wax na ko ci tribunal le 30 yow lan ngay xaar ci procès Khalifa Sall ci verdict bi war a tukkee ci Demba Kandji. defe naa ne loolu moom nekkul sama prérogative. lan nga ciy xaar la waxuma prérogative. lépp loo xamante ne mais en tant que sénégalaise en tant que citoyen. li ma ciy xaar justice lu ñuy àttee ci sa tur lañ koy defee lan nga ciy xaar mooy comme man dama gëm sama justice. waaw la ma cay xaar mooy lépp loo xam ne décision la rek ñu jël ko. ci juge bi fekk na ñu càmbar ko ba xañ na décision boobu rek moo ca des ñu def. kon man damay bàyyi justice lépp lu mu def noonu laa ca ànd. xam nga tey Sénégal am na ñoo xamante ne dofuñu dañu yeewu xam nga cour de la CEDEAO li mu wax yëpp coow li bari na. mais tey ñoom duñu mës a toog wax ne cour bi d'accordul ci fond bi d'accord wax ñu ko de dama cour bi ñëwul ne jël na wala jëlul ñoom duñ ko wax. non loolu. cour bi attewul ci loolu ci forme bi la attewul mais loolu nag moo ëpp solo. waaw parce que defe naa ne tey. li Sénégalais yëpp war a xam. mooy lii du procès politique. pour ñu comprendre ko une bonne fois pour tous Khalifa. dafa def. te moom wax na ko ay ñoñam wax nañu ko présenté nañ 113 factures yoo xamante ne facture fictive la. dañu ko jox loo xamante ne du fonds politique. dañu ko jox loo xamante ne am na prérogative jox am na prérogative def ci lu ko neex. waaye na indi justificatif. justificatif bu ko indi woon tey ba nu leer na indi na justificatif mu continuer nekk ca kaso ba. kon mën naa jàpp ne procès bi procès politique la. bu ñu ndax sénégalais yi. cour de la CEDEAO lan la wax dëgg la mais Sénégal d'accord na ci suñu d'accordé ba 35 millions yi ñu amande Sénégal d'accord ci kay ñun reconnaître nañ ko lan la ñu wax ñun bi ñuy dem député bi ñu au mois d'août la diggante ñu installé ñu au mois d'août ak diggante le 24 novembre ñu koy lever immunité parlementaire am. foofu la ñu ne danoo bafouer les droits de Khalifa Sall c'est parce que tant que nekk nga député waruloo nekk ci biir prison bi mais ba ñuy investir ñu député nan ko wax ñoom su doon Papa Ngagne ku luubal nekk ci kaso bi ñu fekk la fa ak liste
def la tête de liste nga génn kon defe naa ne kaso yi kenn du fa des nañ wax loolu population sénégalaise wax du ku ñu investir nga nekk député aussi. mais man ba ñuy investir du ku ñu investir nga nekk député aussi. mais déglu ba ñuy investir am na ñu investir ñu nekk ci biti te mënuñu nekk député. waaw d'accord mais dama ne liste bu fekkonte ne tey. waaw nit a nga ca kaso ba. ñu bëgg koo génne ñu ne buñ ko investir dañ koy génne parce que immunité parlementaire moo koy protéger ba ñu mën koo génne kon defe naa ne Sénégal gépp kenn du fa desati ci kaso bi nañ accepter loolu. ba ñuy wax lan la remarque bi mu lan la sur la forme dëgg la amul assistance pour les avocats. En tant que maire ak li mu représenté Sénégal suy dem buñ koy woo police wala ñu woo ko ci juge wala dara lan moo tere moom Khalifa ba muy dem mu yóbbu avocat. avocat am ñëw nañu dàq ko. maître El Hadj Diouf ñëw nañu dàq ko. non man yaa ma laaj dama lay wax parce que xam naa ne amuloo boobu information. voilà. man avocat am laa la wax ñëw nañu dàq ko. waaw mais de toutes les façons loolu ci forme bi la. d'accord ci fond bi. léegi présomption d'innocence bi procureur bi nga xam ne dafa def point de presse wax li Khalifa def te àtteeguñu ko nag. waaw loolu mooy ci forme bi CEDEAO dama ne la accepté nañu li nga xamante ne. sur la forme li décision CEDEAO wax. accepté nañ ko. mais li ëppal solo askan bi li tax Khalifa nekk en prison. waaw loolu moo ëppal askan bi solo. parce que tey damay jox exemple Bamba Fall lu mu wax Khalifa il a fauté te kan moo gën a jege Khalifa Sall Bamba Fall. kon na Sénégalais yi xam ne. waaw mais non Khalifa mën na fauté mais état bi bu mu fauté mais justice sénégalaise bu mu fauté. nan la fauté justice sénégalaise nan lay fauté. xam nga ni muy fauté laa lay wax. bu fekkente ni cour CEDEAO dafa wax ni benn rek laa lay wax Khalifa dañu jalgati ay droit am ci assistance su avocat am. ñu ne loolu jalgati la. vice de forme la. nullité la. dañu war a dindi procès boobu def beneen procès loolu bu fekkee defuñu ko. ku keneen ku def leneen la nga def da nga fauté Khalifa bu fauté moom na fauté mais justice sénégalaise bu mu fauté parce que bu fauté day def toj-toj. mais est-ce que yow loolu rek yow jàpp nga ne tey vice de forme boobu war na tax ñu annuler procédure. ah mais bien sûr ah mais pourquoi. non mais loolu pourquoi parce que man xam nga lan laa mën a gëm Pape du ma juriste. waaw mais dafa am loo xamante ne tey. logique la rek. logique lu mu mën a maye mooy man du ma juriste logique la ñuy wax. xam nga logique lan la mën a maye. waaw. cour CEDEAO bi. waaw. bu nekkat lii ngeen accusé Khalifa Sall defu ko indi na justificatif mu ngi nii su boobaa mën naa jàpp ne Khalifa waratul tëdd prison. d'accord ci fond bi. kon loolu defe naa ne tey. d'accord nañu am Pape. nañu am confiance ci justice Sénégal. loolu am na solo mais nañu am confiance am na solo ci justice su Sénégal. d'accord magistrat boobu muy wax ñaata magistrat ñoo fa nekk. d'accord ci foofu. waaw su amee tey pour mu génn am na ñeneen ñoo xam ne gëm nañu ñu def ñu ngi toog di liggéey. Hélène ci beneen cas la ñuy ñëw muy cas Hadjibou Soumaré donte sax CENTIF def nañ benn communiqué wax ni amul benn topp bu ñu koy topp man gis naa ni sax yow xaw nga ko jege tuuti parce que ci événement bi mu doon def grand théâtre yaa nga fa woon na Hadjibou. waaye gis naa la xaw nga ko jege tuuti da ngeen am. alliance wala s'il vous plaît léegi dinaa ci ñëw. loolu moom lu ma soxal la. waaye kii moom dama ko bëgg wax ni su fekkee ne li mu wax yépp ci affaire Khalifa Sall bi ay waxu maanaam ku daanu ci saret la. je m'excuse du terme. loolu nga gis xam nga luy waxu ku daanu ci saret. loolu indiwuñu fi. moom la fi wax. parce que mënuloo wax ne d'accord nañ ci verdict bi dinañ fay Khalifa 35 millions ak ñi ñu jàpp ñooñu ay kilifa yu ni day mel ni ku yor sa xaru tabaski takk ko ca biir prison ba ne dinaa fay 35 millions parce que loolu lañ ma daan mais dañ la wax ne fi ngay jaar yépp da nga jalgati yoon. bu ñu gëmee ne Khalifa newul ci dëgg dafa fauté mais ñoom nañu respecté yoon wi nañu respecté droit bi. mais mënuñu ñëw jalgati ba ñu jàppale néew ñu war a dem dellu ginnaaw bàyyi nit ñi ñu dem recommencer procès bi su fekkee gëm nañ li ñuy def ñu yeewu ñu ni dañuy fay 35 millions mais ñii kan la ñu yàpp non c'est ça donc je m'excuse du terme mais il faut que ñu dellu si loolu ñu wax ne c'est inacceptable c'est indécent de dire on va payer les 35 millions ils n'ont qu'à rester en prison lii dafa jéggi dayoo may wax ne nag ëllëg a ngi fi de te nag joxoñ nañ leen fi yéen ñii ndaxte ba ngeen di jël balaa ngeen di dugg ci nguur gi ñëpp xam nañ la ngeen amoon ak la ngeen yoroon nañ waxante dëgg def ngeen juróom-ñetti at ci nguuru Ablaye Wade ñëpp xam nañ fa ngeen jóge ak fa ngeen yegg te ëllëg a ngi suñu kanam
waaw d'accord maa ngi jéggalu léegi leneen li ñu wax. waaw yow maanaam affaire Hadjibou waaw. Hadjibou Soumaré doomu Thiès la man sax waratuma wax Thiès parce que Sénégal ñëpp dañ may reprocher ne ma del wax waxu Sénégal. ba Idrissa Seck wootee Saly gis nañ ma fa ma dem. ba juge dem wootee gis nañ ma fa ma dem. Hadjibou Soumaré ndax ñoo may invité. su beneen leader Sénégal. doon tëgg woo ma tamit dinaa dem. d'accord déglu gis xam. léegi lu jëm ci track bi. donc ñu avancé loolu c'est important. non dama bëgg sénégalais yi xam ne. am na solo loolu moo ñu fa. loolu moo leen boole. mais du alliance politique. xoolal alliance politique amagul. d'accord. bu amee. ñun ñame nañu ñun ak ku ñuy mënti allié suba. taxaw ne sénégalais yi. voilà fii lañ teg suñu tànk. d'accord tegaguñ suñu tànk fenn ñu ngi ci ay waxtaan ak ñu bëree nag. bi nga déggee candidature léegi ayu bés tegu ci ñu dégg track bu ci am. waaw daanaka loolu ci xam nga dañuy wax. ni que bëgguma vraiment wax ci taskatu xibaar yi. parce que ñoom it ñëpp vraiment sama ay dama leen naw. dama leen respecté. mais loolu ñu bind je pense que c'est pas innocent. ndax mënuñu yeewu journal bu day ni journal boobu. l'observateur. waaw waaw day ni l'observateur. titre lu day noonu. balaa ngoon jot ñu ni amut CENTIF daal di bind démenti. daxal na ma parce que waa OPS c'est des professionnels. loolu moo am sax. dama leen koy seedeel. effectivement ay professionnels lañ. tey c'est l'un des journaux les plus lus au Sénégal. du ñu dem xanaa kay di foo ba di génne loo xam ne dara leeru leen si. xam naa ne ci diggante suba sa ngoon sa daal am na lu xew ba ñu gaaw daal di daw dellu arrière mais lii dafa yéeme. ça veut dire que tey dañu bëgg utiliser kaso bi ak organe de contrôle yi. pour xoqatal ay opposants ak pour xoqatal ay candidats. te loolu ñu ngi koy ñam nañ ko ci Khalifa mu neex. nañu def ndànk nag parce que moomuñu Sénégal de. voilà awa ci biir Hadjibou Soumaré loolu moom moo ci xew. information bi dafa am. ñu teg ci benn ci ngoon si sax ci ngoon si la ñu déggaat beneen déclaration CENTIF ne amul dara lu ñuy toppee Hadjibou Soumaré jotuñu benn instruction buy tax ñu mën a xool ay mbiram. dégg nga loolu. xoolal baam ngañ may ma une minute xam nga lu ma bëgg a wax lañ ko doon bëgg toppee dama ko bëgg a wax lañ ko doon bëgg a toppee Pape may ma. nee nañ 1990 94 la. merci mais temps boobu d'accord c'est bon alliés yi ñoo nekkoon au pouvoir. Hélène waaw je m'excuse orienté débat bi d'accord amul problème. dafa wax lu am solo. ndax nee na dañ fi nekkoon démb. on est conscient. que dañ fi jóge suba. looloo tax na ngeen war a dalal seen xel population bi dalal seen xel. xam ne nguuru Macky Sall bañ fi tegee kof nag la ñëpp xam. président wax lu leer naa ñu duma protéger kenn ku ci ne lañ la dénk yaa ngi koy delloo ci askan bi. kooku moom jërul sax ngay avertir ñun noosuñu. xam nga lan moo ñu ñor liggéey askan bi xam nga lan moo ñor gouvernement du président de la république jël investissement yi dugal ko ci askan bi mu feeñ ci tali yi mu feeñ ci château d'eau yi mu feeñ ci hôpital yi mu feeñ ci éducation loolu mooy liggéey bi mais amuñu lu ñuy liggéey di ko yóbbu mukk duñ ko xalaat. parce que ku xam président de la république xam ne dafa radical ci loolu. pour ma wax la. d'accord affaire Hadjibou Soumaré. day na dañoo xoqatal amuñu lu ñuy tiit kenn la ñu tiitul. président 2012 ba léegi élection yi fi jaar da koy gagné. du Karim ñu xoqatal élection yi passé benn du ci présidentielle de. benn du ci présidentielle 2012 présidentielle la woon boobu ba léegi amul élection bu ñuy jaar te coalition Benno Bokk Yaakaar gañu ko kon amuñu lu ñuy tiit. du Karim moo ñuy tiital 2009. centre de vote am dañ ko faa gagné famille Wade dañ ko faa gagné 2009 Karim Wade élection yu nu mujj nii rek laa la mën a defal wii bi toute la coalition de l'opposition 37% lañ am de non Benno Bokk Yaakaar am 63 ñun amuñu ku nu ragal. élection législative bii ñu dem coalition boo xam ne tey Maître Abdoulaye Wade moo nekk tête de liste. liggéey fi ñépp xam ko ràññe ko. ak kàngaamam yakkoon yam nekkal yépp ci liste ba ba ñu demee élection 560 et quelques voix la ñu am par rapport à Benno Bokk Yaakaar am 1 600 000 et quelques mille ñun amuñu ku ñu ragal amuñu ku ñuy xoqatal parce que sénégalais yi la ñuy liggéeyal te sénégalais yi xam nañu ne
ci lu personnel rek. xoqatal ba rek laay bëgg a tontu loolu ci affaire Hadjibou Soumaré. waaw mais dafa am lu la bëggoon laaj rek. xam nga peut-être ñoom xalaat nañu ne dañu am lu nu ragal ci président amul candidat bu mu ragal xam nga kan mooy candidat am peuple bi xam nga kan mooy candidat am réalisation bi xam nga kan mooy candidat am mu nekk bërigo. léegi dafa am lu mu réaliser Pikine ci arène bi. te peuple bi ñëwuñu. voilà mobilisation bu doy waar loolu yéen responsable yi personnellement loolu dafa na xam nga yaa wax. damay wax may ma tuuti rek ci Hadjibou Soumaré. non allez-y ok. xam nga Sentif moom dañoo def déclaration sur l'office ne Hadjibou Soumaré Sentif daf ko kii ak yooyu. waaw mais mu def déclaration xañ na peut-être buzz lañ ko mayoon. parce que nag tojul fenn de Hadjibou ba mu fi nekkee premier ministre ci jaar-jaaram. bokkul ak premier ministre ba Macky Sall nekk. peut-être loolu may na ko promotion. loolu kese moom la ca am. mais ñun mënuñu ci wax dara comme déjà dañu accuser Sentif te Sentif askan wi gisuñu ay réalisation président. tojul gisuñu ko président Sall laa la wax. dama ni la askan wi da nga ni. da nga wax ni. bu amee koo xam ni moo soxal président mooy askan wi ak ay réalisation ma ni la askan wi gisuñu ay réalisation parce que bu ñu ko gisoon buy inauguré fii am président bu toll ni Chine musul teg tànkam Afrique au moins ñu mën fa gis mbooloo moo xam ni takku nañ pour mën ko teeru loolu moom mais dara amu ci damay kontaan ci loolu waaw parce que xam nga yàlla xam na ne ñun dañuy roy ci président de la république gis nga wax tabaxul réew wax Sénégal émergent bi ñuy wax di wax horizon 2035 du ay wax s'il te plaît du ay wax moo koy def. jëf la. waaw du noonu président de la république. jëf ji mooy mobilisation. waaw jëf bi mooy xam nga lan moo jiitu mobilisation. xam nga mobilisation woo ay nit ñu taxaw la. mais li nga xam ne mën na bañ a nekk loolu aussi. non mobilisation mooy nit ñu génn kontaan ñëw taxaw. waaw mais nit ñi bu ñu génn Pikine. yow yaa indi sa définition ci mobilisation. voilà mobilisation bi ñuy xaar ci arène nationale nañ ko. mobilisation bi ñuy xaar ci arène nationale bi mooy Pikine gi nga xam ni fa lañ ko def ak ñeneen ñu dul waa Pikine sax mais génn taxaw fekk fa président de la République loolu amul loolu mooy wane ni gisuñu ay réalisation moo tax ma wax la président Macky Sall Pikine mere wuñu ko inondation baa ngi fii non attends mais am na yow Pikine nga dëkk Pape Ngagne xam nga ne Pikine 2012 ak léegi am na des solutions structurelles ay milliards nga di ko gas ci suuf. loolu nag taw yi 2010 yi gisatuñ ko ah taw yi 2010 yi taw yi 2011 yi ñu daan gis. même bu taw yi 2012 yi ñëwee am na lu ñu fa def loo xamante ne tey nawet ba nam daan mel inondation ba nam daan mel Pikine amul. en tout cas du fi ma dëkk arène nationale bi moom ba léegi ndox ma. waaw arène nationale bi ngay wax. waaw dama bëgg ñu xam ne objectif fu mobilisation arène nationale bi Papa ngeen nekkutoon di feesal arène bi. arène bi ça fait c'est 20 000 places. Pikine donc bu mënul feesal arène bi kon jotatul ñun ñuy politique. xam nga tey. bu amee si Pam nga. Hélène nag ma baal de lii moom mënu ci woon a ñàkk c'est important ñu aborder ko xam naa sax yow di nga ci mën a sànni waaw c'est important xam nga arène nationale bi. waaw tey président Chine buy ñëw protocole bi c'est ñoom ñaar ñu koy seet. yow itam dama lay expliquer dëggal awa bul yooyu ngay wax noonu bàyyi ko ay affaire de protocole dama lay expliquer dama lay non lii mënu ko justifier parce que même pas une semaine convoqué na leen yéen responsable wax leen ne leen li ngeen def fan ngeen ko teg. bi ñu convoqué nag yàlla xam na ne non bi ñu convoqué Papa Ngagne c'était pas lié à la mobilisation. dama lay wax mu leer non du tout. du mobilisation bi moo tax ñu convoqué ñu. la tax ñu convoqué nag du télévision du réunion du fenn fu ñu koy waxee. waaw d'accord parce que fa même la woo. mais pour vous dire arène nationale bi objectif bi c'était de mobiliser 1300 places. awa 1300 places mais si xam nga ñu ngi def inauguration. mais on va vers l'inauguration. léegi na ma may ma wax. waaw wax ci arène nationale ak mobilisation bi. non man de xoolal xam Pikine xam non non moom Hélène allez fekkee la ci boole allez man de waaw. damaa toog. dégg taskati xibaar yi. wax la fa xew. nee na Hadjibou Soumaré tojul fenn jour ba mu tojee Grand Théâtre ñoom fa la ñu daanoo Pikine ci arène ba. déglul naa ma ba rek ma wax li may wax. mobilisation dali xoolal def lul loolal wax nga ba sa xol sedd nel tekk nag jour ba ngeen daanoo ca arène ba seen leader di yuuxu ne gisul picc. non waxu xoolal ca la Hadjibou Soumaré toj Grand Théâtre loolu moo indi coow lu bëri lii donc xoolal ay waxu toj nañ fi ak tojuñu fa xam nga lu ñu bëgg nañu wax lu ñor askan wi. waaw xam nga man affaire OFNAC bi def ma ñor gagné nañ élection daaw jéeg ak Ablaye Wade fii la nekkoon ñun xoolal moi j'étais là man awma benn leçon bu may recevoir de qui que ce soit ñun 2001 Moustapha Niasse 11 mois la def ci gouvernement Ablaye Wade. ñu génn ñu nekk opposition lu fi xew 2001 ba fi ñu toll nii jonn fii la ma fekk maa ngi sant yàlla bu may wër ak gudd fan may am di garder sama constance donc amuñ leçon yu ñuy recevoir
la Wade perte point ak yooyu yëpp ñu nga woon ñun te diggi xeex ba ak la ñu gagné la ñu perte donc gagné naa ay yooyu ay wax la xam nga lu ñuy xaar lañ defal sénégalais wàllu OFNAC awa nañ waxante dëgg man de ci ñi amoon yaakaar bu mag ne tey am nañ levier boo xam ne tey lu am ci dëkk bi ci wàllu luubal danañ ko régler waaye OFNAC a ngi nii est devenu l'ombre d'elle-même. L'OFNAC a sorti des rapports yoo xam ne yuy épinglé ay kàngam yu nekk ci seen langue ci langue gi mais yooyu dañoo jël nee nañ président nee na def caa teg ab kuddam wala def caa toog kon nag xam nga loolu du ñu gaaw a jot ci yooyu rapport ñooñu dara du leen te fekk au contraire képp ku fi luubal te farak moom ñu ngi lay laq le dernier cas nañ waxante dëgg sooy wax naan Khalifa nee na jël na xaw ma lan di garaawal ci yëfu Khalifa mais waxal ci Prodac bi on parle de 29 milliards le ministre a démissionné maa ngi koy sargal ndax démissionné na pour mettre leen à l'aise pour ngeen dem defanteeg moom li ngeen war loolu c'est exceptionnel ngeen koy topp di koy yalwaan pour mu dellu si daa di jël ndombo tànk bi daa di ko gën a takk fii ko ci kawam ba mënatul sax wax fi mu ne dama ko yërëm du déggatoo ko moo daan toog ci plateau yi di saaga Khalifa Sall di koy wax lu ne di jiiñ ku ne lu ne tey mu ngi nii ndeysaan xamul sax lu muy wax parce que moom def na li ko war. d'accord jiiñ nañ ko duubal 29 milliards. Pape Samba franchement wax la rek titi waaw lan nga ciy wax nga ni affaire dama bëgg moom mu xam que ne président amul kenn koo xam ne dalay protéger OFNAC bu fi nekkee ñun dañuy dem bu ñu demee ni ñu convoqué Khalifa convoqué. non xaarul war OFNAC warul xaar ngeen dem. CREI warul xaar ngeen dem. mais xam nga sama problème. buy xaar ngeen c'est pas la première fois ñuy wax affaire OFNAC. moom peut-être gëmul OFNAC mais ñun gëm nañ OFNAC. mais maa la gën a Prodac boobu muy wax Prodac boobu muy wax man ba may xeex ci OFNAC xeexoo ci. Prodac ma ne Pape Ngagne Prodac bi muy wax noonu du ma ko nangu. monsieur le ministre ñëw na fii def ak yow émission. bu daw yaram. mu wax loo xam ne sénégalais yépp xam na ne peut-être génn nañ ay information yoo xam ne dara amu ca def ko fii la def émission kon amaana sax jarul ma ci dellu si. ndax bu ne rapport yu ñu gis yépp amul dara loo xamante ne luñ ko ci mën a waxal la rapport yi c'est positif amul lenn luñ ci mën a teg. kon am Prodac bi émission boobu war na ko seetaan. kon man awma lu ma cay wax mais pour wax ne justice bi du kumba am ndey du ko amul ndey. d'accord loolu il faut ñu mën ko comprendre ñu mën ko gëm président amul kenn ku muy làq parce que loolu mooy langage. léegi émission yi daal la ñuy topp am dañuy wax organe de contrôle yi ñu def li leen war. waaw dañuy dëkkandiku ci émission yi wala dañuy wax procureur bi topp Khalifa daa di ko dandal ci 1 milliard 8 ñu toog di jiiñ nit 29 milliards ñu naan nañ déglu émission yàlla nit ka wax on est où on est en Ndoumbelane ou on est dans une république. mais c'est ça le problème. Hélène li ma bëgg ñu ñëw ci mooy mbiru parrainage bi. parce que loi bi moom féete na boor comme ni ma koy faral di waxee. tey jii sa càmmiñ yooyu ngay wax xam naa ni dégguma sa candidature jombul kenn ci ñoom ngay jàppale mën na nekk Hadjibou Soumaré wala le juge Dème wala peut-être keneen kum ci mën a doon. ndax gis nga ni solution bu am solo la tukkee ci état bi xëy na loolu mën nga ko rafetlu muy trier peut-être les candidats ba ñu mën a am ay candidats yu sérieux ay candidatures yoo xam ne yu am solo lay doon ndax rafetlu nga taxawaay boobu nga xam taxaw nañ ko ci parrainage bi. waaw parrainage bi Pape Ngagne am na nekk na loo xam ne xeex nañ ko. ba tollu fii loi moo ko fi teg fi mu nekk nii. balaa loi bi di ñëw lañ ca waroon xeex nañ ko. lu tax ñu ko doon xeex. parce que parrainage bi fi mu ne day wëññi sutura vote bi xam nga tey buñ ne woon ne ku nekk na parrainer 2 ou 3 candidats kenn du xam kuy kan di woteel xanaa doo parrainer benn candidat ba pare nga dem woteel keneen Pape Ngagne donc loolu dafa violer loi bi secret du scrutin te loolu ci liñ doon xeex la bokk xeex nañ ko ba nekk na loi li fi des xam nga lu des man li ma d'accord woon ak opposition mooy ñu ni du ñu dem pour wax modalité de mise en œuvre parce que quand même boo xeexee dara ba loi bi ñëw tegu na loi bi ci kaw ñëpp la tegu bu ñuy waxtaani modalité de mise en œuvre yi demal toog ba dara bañ la cee bett ba luñ ciy def nga xam ko ba nga anticiper sur les problèmes parce que parrainage bi li ci gën a garaaw mooy naka lañ koy mettre en œuvre te dinañ fi yeewu toog opérationnaliser le parrainage
nekk fi problème. jur fi problème boo xam ne parce que nee nañ benn candidat ngay parrainer. sa signature ñaata nit a mën a signer Sénégal. signature yooyu ku mënut a jox carte d'identité numérisée yi couplée aux cartes d'électeurs au Sénégalais ba rétention de carte am fi ay carte réer coow li jolli fi lu ne am fi ci carte yi. tey boo nee di nga mën a tey contrôler 60 et quelques mille signatures pour ex-candidat parce que li ñu wax mais pare li wàññiwul sax xanaa ñoom li ñu loolu ma ci jaaxal ba pare yëf yi ñoragul nit ñi xamaguñu fu ñu jëm ñoom ñu ngi wër Sénégal commencé campagne parrainage te yeneen candidats yi gisaguñu ça veut dire que y a un problème de fond mais nag am nañ ci part de responsabilité ñun opposition bi ndax boo xeexee ba loi tegu na demal te fañ koy waxtaanee nga gérer ko mais nañu wax ne parrainage bi nag mën na fi jur loo xam ne dinañu jaaxal man xam ne fu ma doon xaar parrainage parti politique yu lëmbe réew mi ñu ne balaa ngay créer parti nañ nga dem nga wëri parrainage ci ay régions de Sénégal nga indi. voilà mais candidature moom. voilà waroon nañ. awa li mu wax itam lu ñu war a mën a bàyyi xel la c'est-à-dire fi mu nekk nii ñi ngi dégg seen kàngam yu bëri ñii ña nga Tivaouane ñii ñi ngi feneen pour wax lu jëm ci parrainage bi benn pôle parrainage sax lañ ko tuddee mais lu jiitu loolu am na lu mu wax muy secret du vote ku ne xam na ni loolu lu jalgati yoon la te koo parrainé mën nañ jàpp ni moom ngay votel ndax loolu mënul nekk luy gàkkal parrainage bi. mënul gàkkal parrainage bi parce que parrainage dafa nekk loo xam ne du lu bees. ci Sénégal lu bees du lu bees. Sénégal du lu bees ci Sénégal. non fi mu ni ñu ko defee mi moom lu bees. non du lu bees peut-être dañ ko améliorer boole ci les partis politiques. waaye parrainage defe naa ne moom mii jaar na ci. Sénégal bu ñu demee ba bokk ci juróomi pays Afrique yi war a dem ci coupe du monde dañoo dem compétition parrainage bi. dañ ko saluer parce que tey mënuñu ne Sénégal pays démocrate la ñuy bàyyi désordre bi xam nga ci wàllum élection dafa am loo xam ne état daf ciy jël ay mesures avant parrainage bi dañ leen a woo ci concertation dañ leen a woo parce que tooguñu toog indi loi parrainage bi à l'Assemblée nationale dafa am lu jiitu loolu te lépp loo xamante ne tey président initié na ko ñu ñëw toog waxtaan ci la ñu bokk kenn ku ci nekk wax ci sa xalaat ak nañ koy doxale la cay baax ak la cay bon defe naa ne ñooñu ko xalaat ba woote loolu concertation bi dañoo war a wuyu mais à chaque fois pour opposition bi day boycotté du ñu ñëw kon nag su fekkente ne ñoom dañoo bëgg a tardel askan bi bëgg a tardel Sénégal ñu indi loi bi ñëpp rafetlu ko gis nga keroog bi ñu voté loi bi Papa Ngagne dañu doon wax mobiliser leen ngeen ñëw M23 19 juin mais ba ñu xëyee oto yi da nga doon circuler lu la neex buntu assemblée nationale kon ñu xam ne population Sénégal ñoo bëgg parrainage non loolu am non mais si non loolu am non déglu rek xam nga tey parrainage xam nga tey ñun non Hélène kenn circulé wu fa Hélène on était en état de siège Hélène déglu ma xam nga tey dama lay loi bu ñu indi assemblée nationale te population bi d'accord wuñu ci mobilisation bi spontanée lay doon M23 ña nga fa woon. mais kenn nekkul woon foofu imagine doon wane ay quelques xale bariwul woon du luñ doon xaar ñun ba ñuy wax dañuy jàppoon ne dinañ ñëw mais ñëwuñu. non ñëw nañ leader yëpp jàpp nañ leen ñëwuñu bariwuñu leader yi ñoo ñëw waaxu leader yëpp ñu jàpp leen. leader yi ñoo ñëw waaxu ci kaso bi mais si déglul leader politique yi du sénégalais le sénégalais lambda. ki war a ñëw ki ñu doon xaar buntu assemblée mooy ki nga xam ne politigul dafa nekk téye carte électeur am di observer. mooy ki ñëwoon 23 juin. voilà ki ñëwoon 23 juin nekkul woon leader politique yi kese ñoo ñëwoon. kon pour wax ne parrainage bi Sénégalais yëpp bëgg nañ ko réforme la. réforme bu baax. parce que tey war nañu xalaat ci pays yu développé Amérique gën war nañu xool ci France tey parrainage bi. liste yi jóge li nañu fexe ba dugg ci te ni mu ko waxee mu opérationnel sans benn problème am. xam nga problème bi mooy ñun. waaw loi bi mën na jóge ci exécutif ñu indi ko assemblée nationale ñu voté ko. mettre ko en œuvre mettre ko ci code électoral bi. du dëgg
mais problème bi mooy ñoom nanu wóolu conseil constitutionnel boo xam ne conseil constitutionnel bi nga xam ne incompétent boo xamante ne tey ñoom ñooy yor prérogative pour contrôler les signatures. merci problème mu parrainage bi je pense que sénégalais yëpp apprécié voilà nañu ko. merci Hélène ñoom waa APR am nañ nañ nag ay soutien de taille parti socialiste. wax nañu ne dañuy jàppale Macky Sall ci élection 2019 yi mooy nekk seen candidat. ndax bett na la comme décision. waaw dama ko bëgg a wax rek ne ko parrainage bi loi bu ñu voté sans débat. non le pays était en état de siège. non man du tout. ancien député sol naa tout. sama dàll dem ba ne damay yegg assemblée les forces de l'ordre j'ai des barricades partout. tu ne voyais pas un chat autour de l'Assemblée nationale ça c'est une parrainage honte pour le duñ ko voté Sénégal. sans débat. Attends, nous on a combattu Wade. On ne peut pas faire moins que parrainage lui. bi y avait des Attends, je termine. du tout. On ne peut pas Du faire tout. moins que lui. Le 23 juin, il nous a laissé manifester. Il n'a pas sorti l'armée et la police contre les manifestants. dafa wax ne nañuy taxaw nit ñi taxaw na nañu ku nekk taxaw manifester. on a fait moins que Wade. Voilà. Le président d'abord est parti. Hein? Et vous avez sorti les forces. Donc je te dis, ayez le courage de faire votre autocritique. Non. Parce que ñun nag kenn moomuñu. yow boo nee parrainage bi dañ ko voté sans débat loolu amul à l'Assemblée. je termine non loolu moo fi am. la non loi a amul été à votée sans l'Assemblée débat. non Bref, amul à l'Assemblée. par rapport au soutien du Parti socialiste. Mais Pape Ngagne, moi j'étais là dama fi nekkoon Front Siggil Sénégal. avant Benno Siggil Sénégal. xam nga ñuy Benno Bokk Yaakaar dama lay wax ay maamu Benno Bokk Yaakaar c'était nu mu tuddati plusieurs coalitions yoo xam ne jaar na fa mën naa remonter mais amuñu temps bu bëri. mais front ba maa nga fa woon avant le front on appelle la CPA. CPA moo fa nekkoon avant CPA amoon na beneen ak beneen ma côtoie ces leaders qui aujourd'hui sont allés à Canossa. ces leaders yi nga xam ne dañoo jël ñoom même assise nationale yi nga xam ne ñoo ko maanaam initié woon dox ko j'étais dans le groupe bi doon dem seeti organisation société civile yi pour wax leen ne voilà les projets de terme de référence des assises. ma fekkee. le soutien s'il vous plaît. C'est vrai que histoire bi ma jékkali ba ma fekkee. bay Benno Siggil Sénégal di tas ndax lan. ndax ku ne da nga ne dama war a nekk candidat il n'est pas question que le Parti socialiste n'ait pas de candidat. donc Benno dafay tas. il n'est pas question que Moustapha Niasse di nangu. di naan day topp ci ginnaaw diw. Benno day tas. Benno tas ñu këpp suñu yalwaan kon ñooñu tey bu ñu toogee tey def li ñu def mais kon ñu xam ne rek. xaw ma koy jëlati référence ci politique fi mu nekk. xaw ma man parce que man waxuma li leen njukkal liñ leen jox parce que lu may dégg jox nañ leen ay poste dégg naa sama ay anciens collègues yi ñoom waa ñuy waxante njukkalante di ñu njukkalante ba te war a tax ba il ne pouvait prendre aucune autre dama leen di fàttali démb bu soriwul lan moo tasoon Benno Siggil Sénégal. ba ñu yegg si fii. donc may wax ni c'est vraiment. mais nag aussi bokkul. parce que fii dañu responsable dañ nekk ci biir gouvernement bi. depuis 2012 non dama lay expliquer depuis 2012 aussi. mais à l'époque bu ñu amee candidat lan moo nekk seen discours aussi. non attends c'est pas cohérent. Pape waaw je te parle man li ma lay wax mooy dañoo nekkoon tamit ñoom ci opposition. boo xam ne xeex nañ fi ay bakkan rot ci. ay génération. gëm leen liñ doon wax. merci gëm leen liñ doon wax. merci donc tey. ñoom ñoo jël seen ay responsabilité mais ñun mënuñu fàtte ñun. fi ñu jaar ak ñoom démboog barki démb. voilà awa. donc loolu. yéen am ngeen soutien de taille yéen moom bu ngeen wax lu dul soyez les bienvenus ak rafetlu ko. mais c'est pas du soutien de taille. dañ ko rafetlu non pourquoi nga ne du soutien de taille lu tax. non mais am nañ ko ñoom ils savent que c'est pas des soutiens de taille. ah bon kon du ñu ay soutien de taille pour yéen awa. pas des soutiens de taille. parce que tey Hélène li nga wax dafa am solo gis nga politique ak éthique. dafa war a ànd. nit ki mënu yaa ngi leen koy wax de. wax ko pas yooyu ñu dégg ko mais dañoo am éthique. wax leen ko xam nga éthique bi weesuwul nga bokk ci gouvernement am ci ay responsabilité am ci ay ministre lépp baax tey nga bëgg a génn na lépp bon na loolu ak ay politique àndul.
àndul comme ñoom bu ñu defee coalition Benno Bokk Yaakaar. opposition bi ne coalition bi du dem. day tas depuis 2012 ba léegi defe naa ne président Macky Sall ak Ousmane Tanor Dieng tàqali ko guñu de te ñaanuñu ko yàlla président Macky Sall ak Moustapha Niasse tàqali ko wuñu xam nga lu tax parce que du ay poste loin de là. développement Sénégal moo leen lié. président ñu ngi leen di xaar. mais si non c'est important déglu rek Hélène développement Sénégal moo leen di lié parce que mënuñoo tëgg le plan Sénégal émergent horizon 35 ñu def fondation ba lépp fu nekk chantier yi di nekk ñu liggéey ba xam ne am nañu bilan bu ñu war a mën a présenter askan wi bëgg a rocceeku. ndax candidature loolu bu demee personne yëfi perte loolu dafay nekk loo xamante ne say fi bopp la en tout cas rafetlu naa li Ousmane Tanor def d'accord di nag jàpp ñëpp sax loolu la ñuy def incha allahu rabbi parce que li ñu am seen objectif mooy fexe ba le président de la république am deuxième mandat parce que deuxième mandat président nag dafa nekk loo xam ne sénégalais yi kat wax dëgg yàlla moom la ñu bëgg ndax wolof nee na ku la jox ndékki jox la añ bu la diggee reer dañ koy gëm joxu la nga naan nag xam nga tey jii Pape Sam papa ngi joxu la nga naan nag tey mais ma ne ku la jox añ jox la naan joxu la nga naan mais naan bi ne ba ci kanam dana fi toogaat malheureusement émission bi jeex na waaw Pape am naa ñaari question non d'accord allez-y non am nga non bi may njëkkee waaw allez-y mooy dafa am lu xew ci organisation société civile yi muy ku mu am solo muy RASEF te mu nekk loo xam ne bu ngeen ñu woowee fii ñu nekk jigéen bu ñu fi jógee te duñ ci wax d'accord ndax RASEF suñu sœur bi ko ngànk muy Fat Sarso lu mu deful ci jigéenu Sénégal yi ak xeexu jigéenu Sénégal amul d'accord bu ñu yeewoo mu woote Grand Théâtre moom ak suñu tanta nu mu tudd nu mu tudd présidente ba sortante ba sargal ko ci kanamu Sénégal président Macky Sall ci boppam ñëw toog Grand Théâtre ba rafetlu maanaam li ñu toog ñoom joxe lenge yi jox ko mag jëkkati lenge yi jox ko xale ba mu ni moom loolu la bëgg toog ba joxe lenge yi ci ñi gën a ndaw rafetlu ko Grand Théâtre en 2015 moi j'étais là suñu yeewoo tey ba fronde am fa ba ñuy woote ay assemblée générale parallèle man dama xamul lu ci yoonu nguur gi mu ngi ubbiwaat beneen front dama ko koy wax ci société civile jigéen ñi te loolu foog naa ne war nañ ko mën a éviter. organisation bu am. ay statut ñu respecté ko beneen bi ma jékkali mooy. damay ñaan yàlla nawet bi. paysans yi. parce que jaaxle nañ. effectivement jaaxle nañu. ñu ngi ñaan suñu borom. di ko dénk suñu ñaan di dénk ñëpp ñuy dem lieu saint ñu ngi leen di ziar. parce que c'est la veille du départ à la Mecque. et du départ au lieu saint de la chrétienté. ñu ñaanal réew mi ndax yàlla baawaan ndox mi baawaan ba béykat yi seen xel mën a dal. loolu dama mun ma jeexal te du ma ko wax. merci beaucoup di jéggalu su fekkee ne wax yi am na lu ci metti ay nit. wala lu ci laal ay nit. ndax nit wax moom dafa yomb. jërëjëf damay ñëw ci Hélène tuuti parce que li muy wax mooy. mais yaa ngi tàggoo nag maa ngi waxaale la ko waaw jéggaloo paysans yi defe naa ne amuñu lu ñuy leen di jéggalu. yàlla moom ab tawam. tey jii volonté président de la république mooy nawet bi. déggoo li ma wax de. non jéggalu ma ci paysan yi. non déglul nawet bi mu am nawet bi baawaan. waaw ndax li mu investir ci agriculture ci intrant. li mu investir ci ay tracteur li mu investir ci offsec lu mu investir ci batteuse li mu investir ci biteuse lu mu investir ci semoir pour moderniser agriculture. daaw ñu amoon 1,411,000 tonnes loolu yàlla taw wàcce tawam. te ba léegi dañuy am yaakaar que ne nawetu daaw ba la muy neex rew nawetu ren bi moo ko ëpp buñ ko politiser. paysans yi mere wuñu président de. est-ce que dégg na li ma wax. monde rural bi mere wuñu président de la république. parce que li ñu fi def ci agriculture. waaw non agriculture waaw daa taw nga wax. mais taw mbiru yàlla fi may tàggatu ko. may ko mu repréciser pensée rek s'il te plaît bala muy am confusion. après dinaa la joxaat kii bi may ko mu repréciser li nga sa pensée mu gën a clair. man dama bëgg mu dégg li ma wax. waaw damay tàggoo. di bàyyi xel béykat yi ndax nawet bi fi mu toll.
ndax képp koo xam ne nga ne ci nguur wala newu ci nguur dara war na la soxal mooy nawet bi ni mu taxawee ndax man dama dëkk ci àll ba ma new ma Ndakaaru maa nga ca biir gott ga doomu béykat la donc dama moo tax ma ni ko damay ñaan yàlla di yóbbante ñi ujaaj yi muy lieu saint de la chrétienté wala mu ñuy dem Makka c'est ça ñu ñaanal Sénégal d'accord yàlla indi taw mi baawaan loolu nga wax mais c'est ça que j'ai dit waa Pape loo dégg waaye mais wax bu nekk am na lu ko laxasu non xam nga su fekkente ne ñëw na pas de votre politique agricole non mais politique agricole bi moom je n'en parle pas moi problème mu ñaan ndox am wax ne yàlla suñu borom la ñuy ñaan pour mu baawaanal taw bi fekk nga ñu ci ndax yéen bu ngeen jëndee ay tracteur jënd lu ne te tawul fu ñu jëm waaw noonu la ñuy ñaan yàlla dina gaare li ñuy ñaan yàlla suñu borom mooy nawet bi am defe naa ne loolu c'est en dehors de la politique opposition comme pouvoir war nañu ñaan nawet bi am war nañu ñaan taw am donc fi may tàggatoo mooy gërëm département Pikine gërëm sama commune Dalifort waaye nag di wax sama sœur kii dama ko estimer ndax dañoo bokk assemblée nationale juróomi at mu nekk femme de valeur ma di ko woo ci éthique ak liggéey bi mu wax mu ñëw ànd ak ñun parce que Thiès a ko ñor Sénégal a ko ñor Hélène wuyu ko itam léegi laa ko doon wax nee naa ko yow nag moom yow yaa war a ñëw Hélène ndax nag ña nekkoon ci opposition ba moom dara desetu fa PDS ñëpp ñëw nañu pour jàppale ñu ci développement Sénégal kon nag loolu defe naa ne loolu mënuma ko bañ a wax parce que daal il est temps nga ñëw agri bu tojul fenn qui ne dit rien consent voilà danañ ci waxtaan loolu ci suuf la non xam nga moom dañ doon tëj waaw moom mu porox ndollu ci wax li muy wax dinaa ko tontu ci beneen émission mais lenn mooy li wóor mooy man Hélène Tine fépp fu ñuy taxawalee askan bi li muy wax mais ñoom seen palu man de li ma ci liggéey wóor na ma ne moom mi liggéeyu ko ci déglul ma wax ko seen palu 2001 laa commencé xeex fekk sa leader a nga biir kër Ablaye Wade li ma liggéey ci palu bi merci beaucoup Hélène jërëjëf kon mbokk yi mu nekkoon seen émission Faram Facce ak télévision Futur Média mu nekkoon seen émission Faram Facce ak télévision Futur Média ñu am mbégte doon ci recevoir honorable député Awa Niang nekk ñaareelu questeur ci assemblée nationale nekk kàngam ci APR féete ca Dalifort ci département bu Pikine ñu koy gërëm bu baax ci wuy si bi nga xam ne wuy si woon na ko télévision Futur Média di gërëm itam ki di honorable député Hélène Tine moom tam ak mouvement bi nga xam ni Sénégal la ko tax a jóg ak éthique ak travail fare ci ku jéeg politique gi ñi ngi koy gërëm bu baax ci débat bi ngeen xam ni def ngeen ko ñu leen di jox rendez-vous incha allah di gërëm Chérif Dia itam ci ni mu ñu jàppale ci coordination émission bi di leen jox rendez-vous incha allah àllarba bu ci yàlla ndey jërë ngeen jëf. d'accord nag bu ñu si jógee ñu auditer samay doom